Cheikh Bara liñ koy jox ci information dara du ci dëgg. te Mor mooy yeggale jumaa ya léegi. mooy maye 1 million moom la ñuy tuddee làmb ja mooy maye tonni ciment yi mooy def lépp. Mor Sarr. li ma dégg sa détracteur di wax ne man may maye ciment Ndiaganiao waroon naa xam lan moo taxoon ma maye ciment boobu kon moom dina ci ànd. parce que dañ ma invité d'honneur ci ay jàng Ndioudiouf dans la zone de Sandok fédération des daïra Mouride bu zone de Sandok ne dañuy taxawal kër Serigne Touba. ma ñëw fa ñuy wax dañ koy def doon def pose première pierre bi tey ci guddi gi ñuy def jàng yi. ci laa génne sama téléphone calculer 20 tonnes ciment multiplié par 70 000 ça fait 1 million 400. j'ai donné l'engagement ma may leen 20 tonnes ciment. bi ma ñibbisee Dakar li ma njëkk a def mooy bind président message ne ko engagé naa lu mu mënul bind ko message mu ne ma loo garaawul on va gérer ça moo ma dimbali ma may kër Serigne Touba bu ñuy tabax dans la zone de Sandok ci Ndioudiouf 20 tonnes de ciment te bu nekkoon dafa war a amaat ma defaat ko. man kay li ma jaaxal mooy moom daa waroon ne. waaw xam nga man li ma neex ci tontu mooy da ngaa waroon ne Cheikh Bara nee na. man dama fee étage. waaw. maag Jomaay waxul dëgg na génne étage bi. waaw loolu la waroon a wax. waaye naan mérito nañ étage mérito nañ ko waaye mérito wuñ étage sub sàcc. Ndiaganiao boo fa demee nga fekk fa ay immeuble alors bu fekkee sama kër wala këru président moom mooy tax ñu naan Ndiaganiao ñaari étage yooyu rek a fa nekk. c'est pas sérieux. loo nga doon tontu. man boo ma xasee da ngaa tabax Ndiaganiao pour man da nga may tàgg parce que bëri na ay doomu Ndiaganiao yoo xam ne fu ñu tabax waa Ndiaganiao xamuñu ko. bëri na doomu Ndiaganiao yoo xam ne tabax nañ feneen ñëw tabax Ndiaganiao donc pour man c'est des choses qui ne devaient pas avoir lieu ci débat politique mais il fallait le dire man tabax naa maa ngi tabax sax pareegu ma ça fait 1 an maa ngi ciy góorgóorlu di ci démerder pareegul ñu ngi may ciy jàppale parce que effectivement am na ñu ma mën a jàppale parce que Mor Sarr ñaari at ci ginnaaw xam nga lu mu daan liggéey jaay koko puus-puusu koko yii la yoroon di ko jaay Mor Sarr mel na ak fëgg jaay na fëgg jaay ay affaire puus-puusi koko yii kooku ñaari at ci nguur boo fa tabaxee étage dégg nga di mayee 500 000 di mayee 1 million di eggalee juma wóor na yàlla jaaykatu koko la woon. est-ce que du grossiste koko. grossiste koko wala. déedéet puus-puusu koko yii la yoroon di jaay koko. Mor Sarr waaw nga bëgg a tabaxu étage naan léegi Ndiaganiao mérito na ko mais da ngaa sàcc sa bos yow. def naa 7 ans Ndiaganiao yoo xam ne wut naa liggéey aw ma ko mais mosuma jaay koko dama béyoon toolu brouette toolu papaya. boo xoolee sax président mos na photo ci tool boobu ci benn parcelle am bu yaatu bu 3600 mètres carrés laa defoon 245 pieds de papaye man maa leen doon rooseel sama bopp ba ñu mag ma leen di toppatoo bu ma witee maay pousse ci brouette yóbbu ci marché bi ci buntu permanence bi laa doon teg di jaay sama bopp papaye yooyu c'était en 2020 ci laa defoon tool bi di ko jaay finalement dama ko bàyyi woon parce que ndoxu robinet laa doon roosee facture bi daf ma doon sonal saa yu ma jaayee fayee ko facture toog. dama leen di yëgal mooy Ndiaganiao moom. Teneng Sène def na fa ñaari mandat wala lu ko ëpp. waaw def 12 ans ci nguur. waaw alal jee Mor Sarr yor Teneng Sène yoru ko. waaw léegi nag képp ku dof la ba dénk Mor Sarr maire. dénk nga ko sàcc ndax dana ko bu leen ko dénk. ndax koo xam ne ni ñaari at la sab xarit dong sama xarit moo nekk ci nguur gi ñaari at maam ngay état sa kasari suñ la dénkee dana lii gis nga. candidat la à la mairie de Ndiaganiao. je veux travailler pour que Sénégal yëpp xam ni Ndiaganiao mi ngi ci ginnaaw président. moi j'ai pas besoin qu'on dise que Mor Sarr a gagné tel candidat dama bëgg Sénégalais yi xam ni Ndiaganiao sa Diomaye amu fa opposition. ci loolu lay liggéey. gis nga nit koo xam ne nekkul ci pouvoir. bu ñu bëggee mu ñëw au pouvoir doon la même personne du def liñ ko sant du représenter liñ ko sant il faut que nit ki changer nit koo xam ne dafa dund jàngul ba benn étape mu dem jàng li mu jàng day emprunté ci moom nit koo xam ne day liggéey di wut amul bu demee ba am day emprunté ci comportement ci léppam nit koo xam ne day wut pouvoir yooyu loolu si woon en fait kon pour lan doo porter plainte ou quelque chose. non jaru ko ce serait de lui donner du crédit. aller de ay ñuy comploter contre le premier ministre yu bokk ci entourage président wala loolu moom pour yow wax. maanaam Cheikh Bara boo xamee intention
après lu muy waxati yëpp da nga koy ranger foofu. ni ma la ko waxee bu ma sañoon ñu avancer vraiment sur quelque chose qui peut être utile. ci ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu. ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jëriñoo média yi. ci li nga xam ne politique boobu amaana mën naa fi wax loo xam ne nit dina ko dégg mu jëriñ ko. wala boog mu xam ci man loo xam ne xamu ko ci woon ci man. mais je préfère vraiment ñu avancer. par rapport nangul naa la lool léegi. merci.